jigéenu Sénégal njaay yéen a ngeen gàcce nga laama la leen di njukkale ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax. voilà salaamaaleykum mbokku internautes yi nga xam te ni ñu ngi ñu yàgg suivre sur le Rufisquois Info ak le Rufisquois TV donc am nañ mbégte tey jii si cadre 8 mars bi mu tombé quinzaine de la femme di rencontrer les figures de proue yi nga xam te ni surtout au niveau du département de Rufisque tey jii nag am nañ mbégte dem fi nga xam te ni mooy cité Zidak di rencontrer une femme boo xam te ni ñu ngi koy wax madame Diaw née Ako Ndiaye présidente nationale et internationale de l'association Ndimbal Njaboot. donc tey jii moom la ñu seexal waxtaan laaj ak tontu war a dox suñu diggante. ko madame Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la wax am nañ mbégte fekk si la fii si sa kër pour waxtaan ak yow par rapport ak say activités yi nga xam te ni moom ngay def ñu bàyyi la rek nga présenté wu ak suñu internautes yi nga xam te ni ñu ngi ñuy suivre. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw bi ma santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant sama ñaari waajur sant sama borom kër maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant di leen gërëm di rafetlu seen déplacement bu baax a baax. waaw boo ma laajee kan mooy madame Diaw Ako Ndiaye dinaa ci sawar a tontu waaw parce que man sama tur dëgg ñu ngi koy wax Koura Thioune Ndiaye maa ngi juddoo Tëngéej Gendel 2 yaroo quartier bu ñuy wax Ndargu Ndaw ci Tëngéej di doomu Abidjey Ndiaye ak Koura Mbaye donc di benn doom bu jigéen ci ay waajuram defe naa loolu daal la amagum pour l'instant. léegi baax na en tout cas bu ñu doon revenir parce que tey jii dañ la seet si cadre quinzaine de la femme bi te gis nañu yaa ngi yëngatu si ay activités yoo xamante ni jàpp nañ ni mën na doon source d'inspiration à travers le monde même laa mën a wax ak aussi say activités yi nga xam ne yaa ngi koy def léegi mën nga ñu wax un peu si say activités yi ngay yëngatu ak objectif bi. waaw li may def rek mooy déjà man ci sama bopp damay liggéey mareyeur la damay jënd ak di jaayaat di jënd ci plage yi yóbbu ci usines yi en même temps di yóbbu ci marché yi beneen bi aussi mooy dama nekk jiitu association dimbali jaboot nag soo ko déggee rek mooy dimbal jaboot comme ni nga ko déggee noonu la association bi di doxe muy dimbali jaboot waaw te yàlla rek nag tax parce que yàlla mi dara tëwul dafa def comme ni ma koy waxee rek judduwuma ci alal ci néegu ñax laa juddoo yaroo ci baraak yàlla mi dara tëwul def man mii di wax ak yéen jaar naa ci mbindaan gis jamono ni mu naqaree ak jamono ni mu mettee ma dund loo xamante ni en tant que xale en tant que jigéen metti na mettiwaay boo xamante ni su ma sañoon te à bas âge ba may xale laa nasiroon ci sama dënn ne su ma sañoon ñaanuma yàlla gisati benn jigéen boo xamante ni am nga sama âge wala muy mag wala ama âge yu yaay buy dundati lu mel noonu ci kàttanu yàlla bien vrai que ne nag alal am boobu amu fii xam-xam boobu amu fii mais yéene bi ak relation yooyu am na fi surtout nag ci kàttanu yàlla ak dooleem donc loolu laa mesuroon à bas âge looloo tax bi ma yàlla dimbalee ci kàttanam ak dooleem ma génn ci période yu metti yooyu ma xam nan laa ci génne xam lan mooy souffrance bi ma jóg taxaw nag ne la ma waxante woon déyalante ko ak suñu borom ci xel ci xol te waxuma ko woon ak nit waaye suñu borom laa ko waxtaane loon yàlla dimbali ma ndax fii ku yàlla dimbali rek moo fi am ba loolu sotti ma ne kon nag la ma waxante woon ak moom dama koy jëflante ak sama diggante ak samay moroom samay diggante ak doomi aadama yi nga xamante ni loolu moom laa namoon loolu tey moo taxoon ñu taxawal ndimbal jaboot di dimbalante ci suñu biir di jàppalante surtout aussi pour xam ne affaire bi gëm-gëm rek la du da nga war a mën a barile pour war a mën a dimbale doo da nga war a mën a barile pour war a mën a liggéey doo da nga war a mën a barile pour war a mën a jàppalante ci seen biir affaire bi nu mu mënti demee rek gëm-gëm la ak yéene te xam ni kenn ku nekk ku mu mënti doon am na lu yàlla def ci yow. léegi buñ doon laajte ñuy bëgg a xam association bi ndimbal njaboot kañ la sosu kañ nga ko ban année nga ko créé. waaw ndimbal njaboot depuis 2009 la waaw depuis 2009 la ñu créé association ndimbal njaboot ndax léegi nag maa ngi mbaaw laa dëkk mbaaw la sosoo ñu nekkoon juróom benn fukki nit ak benn
waaw ñu nekk ci di liggéey ensemble parce que ci cité yi la ñu nekkoon nekk ci benn cité boo xamante ni ñu ngi koy tuddee cité Promocap te cité Promocap cité yëpp la comme cité yëpp comme ni ma koy waxee yàlla suturaal na ne xëñ na cité yi da ngeen di am seeni kër ngeen dem dëkki fa te cité bokkul ak banlieue bi nga xamante ni man fa laa jógee ma ñëw muy Ndar gu ndaw ñëpp dañuy delloo seeni buntu kër yi dina rafet buntu yi rafet kon ni ma koy waxee mais souvent ñoom ñoo gën a souffrir ndax bu dee banlieue bi nga xamante ni dañoo jàkkaarloo kër juddandoo yarandoo duggandoo fowandoo tey soo añulee sax boo duggee ci kër gi mën ngaa añ te kenn du ko xam mais tey su dee ci cité bi di nga rus a génn ñaani di nga rus a génn sax ñu xam ne lekkoo wala say njaboot lekku ñu da ngay tëj sa buntu nekk ci biir di souffrir laa foofu la ñu amee nag idée pour taxawal ndimbal jaboot foofu nag le bureau maire taxaw ñoom ñoo ñëw ut si loolu ci man sàkku ne Adja ñun doy nga ñu gis nañ sa comportement gis nañ xëj na ni ngay doxalee ci yaakaar bi ñu am ci loolu ci man ñu ànd ensemble taxawal ndimbal jaboot bi donc mi ngi sosu 2009 waaye ma nga sosoo tamit ca cité Promocap Petit Mbao. donc léegi si biir activités yi nga xamante ni association mu ngi koy def parce que si say kàddu dégg nañ ni yaa ngi ciy waxaale mu ngi tissé ay relations sociales yi nga xamante ni dañ koy gis si cité yi parfois day xaw a raar ku juddoo ci banlieue ak ki nga xamante ni dafa juddoo si ville parfois pratiquement dina am benn différence bu ndaw boo xamante ni sur le côté social donc activités yi nga xamante ni moom ngeen di def si biir kii bi ndimbal njaboot bi yan activité la précisément. waa activité yi li nga xam ne moom lañ njëkk a commencé rek parce que dañu wax ne dimbal daf ciy fekk loxol borom comme ñun ñu ngi organisé wu te ci cité yi lañ nekk bu ma nekkee ci cité yi tamit maa ngi jël esprit fa ma dëkk banlieue bi indi que ne social moo war a nekk fépp ñun nag nañu cotiser nañu commencé di cotiser parce que nag koo bëgg a dimbali tey dimbali ko suba su ëllëgee du yow mi ko bëgg a dimbali yaay tox waaye ki bëgg nga dimbali ko mooy rus dootul ñëwaat ñu ne nañ organiser ndimbal da ciy fekk loxol borom ñu naka la ñuy organiser woo ñu ne nañ def cotisation fukki dërëm bu ñu defee cotisation fukki dërëm par jour bu 50 francs par jour su ko defee le mois c'est 1500 ñetti téeméer la weer bi donc bu boobaa ñëpp déjà kon delluwaat naa ca li ñu tuddee banlieue ñëpp dañ ciy am accès parce que fukki dërëm par jour ci kàttanu yàlla ak dooleem jaboot bu xëy rek di nga ko mën a génne teg ko parce que di nga xëy jënd ci loo xamante ni lu inutile la loo yaakaar loo deful attention que ne fukki dërëm yi mën na ko jar fekk fukki dërëm yooyu tey jii exemple souvent damay tooñ jigéen ñi nga war koo mën a jënde kew wala nga war koo mën a jëndee guro nga daal ne xaaral ma dem cotiser ko ci biir ndimbal jaboot déjà loolu rapporté la ëllëg loo xamante ni kawe na sa njort donc loolu moo tax ñu ne nañ def fukki dërëm li tax fukki dërëm yi aussi tey bu fekkee dangaa dem ci benn association boo xamante dañ ne 1000 francs rek la ñuy def ki mën fukki dërëm wala ki mën téeméer du bokk bu fekkee dangaa dem ci benn association boo xamante dañ ne téeméer la ki mën 200 du bokk su fekkee dangaa dem ci benn association boo xam ne 100 francs la ki mën sax fukki dërëm du bokk mais boo waxee ne fukki dërëm la ñëpp dinañ mën a bokk tey jox la exemple am na dëkk boo xamante ni association ndimbal jaboot ma nga fa ñu koy wax kàccal 25 la ñuy def parce que dañu wax ne selon moyen quartier bi nañu cotiser selon moyen quartier bi xool ki gën a néew doole ca quartier bi ñu ne ko bokkal ñaata nga mën mu ne man temps laa mën ñëpp ñëw fekk si ko ci loolu mu mën pour mën ko jàppale soxali ko mu mën a ànd ak ñoom nga xamante ne du am bedd konte du am ne kii moo war a bokk wala kële du bokk amul ne kii dafa luye kii dafa dëkk amul ne kii dañ koo abal kër parce que mënul bokk ñooñu ñëpp ñu xëcc leen boole leen ci suñu biir ndax ñu mën a am confiance xam ne ñun ñëpp ñoo bokk yem. léegi beneen question bi nga xamante ni bëggoon naa la ko laaj mooy ci biir activité yi maanaam bu fekkee par exemple au-delà de cotisation yi maanaam cotisation yooyu lan ngeen si jublu ak yan activités yi ngeen si def yoo xamante ni day revenir si ñi bokk ci kuréel gi wala day laalaale ñeneen ñi nga xamante ni même bu fekkee bokkuñu si kuréel gi te bëgg nañ cee bokk. merci mi ngi noonu cotisation yi loolu moo ko tax a juddu bi ñu njëkkee rek def suñu cotisation avant tout dañoo nekk ñu ne ñu ngi war a koor d'ici 15 jours ñu commencé cotisation yi bi ñu demee ba nga xamante ni Korité mi ngi bëgg a jub si ñu ne xam nga lan la cotisation yi ñuy def nan xool lan la ñuy créer pour wan nit ñi cotisation bi ñu war a def am na lu mu war a jariñ ci quartier bi parce que quartier lay doon quartier lu mu lay doon du question que ne rek association bi dañoo jigéen ñi dañoo taxawal seen kuréel exemple gëm sa bopp wala jigéen ñi taxawal seen kuréel ndey dikkee wala bëggante am na jigéen ñoo xamante ne dañuy def kuréelu nopp sa jëkkër wala jigéen ñoo xam ne nan ànd takku liggéey mais quartier bi lumu
moo ciy bokk parce que ñëpp la ñuy woo amul duñu xàjje kenn ki bari alal ak ki néew la lañ ci yemale. donc loolu bu fekkee yàlla def na ba ñu def loolu ba génn suñu cotisation dañuy permettre ñu jënd ay nag permettre ñu jënd ay denrées muy soble muy pomme de terre muy diwliñ lépp loo xamante ne rek nit ki dina ko soxla jour Korité boobu dañ koy jënd mais buñ ko jëndee ba pare ci penc ma lañ koy yóbbu parce que bu ñuy monter cellule ñun imam bi day toog chef de quartier day toog suñ ko yóbboo ci penc mi am na ay vidéo dañuy woo ñëpp ñu ñëw taxaw ñu jël suñu kaye rappel bu fekkee 100 personnes lañu dinañ dugal 100 personnes yi mais dinañ génne 25 ou 50 personnes yoo xam ne kooku fi sabilillah lay doon parce que tamit nañ sóoraale am na ñoo xamante ne sax fukki dërëm sax mun ñu ko dajale ba weer dee muy 1500 day metti ci ñoom ñooñu dañ leen di génneel seen part parce que ñun ñëpp ñoo bokk su ko defee bu boobaa aussi ñu woo kenn ku nekk ñu rappel la dinañ la jox juróomi kilo yàpp nan la jox juróomi kilo soble juróomi kilo pomme de terre 1 litre diwliñ ba pare dindi benn 1000 francs ñu tegal la ko pour soo demee boo amulee gaz wala amoo këriñ nga jënd matt wala leneen wala soo amee nga jënd sa mburu nga dolli ko ci biir. loolu bi ñu ko defee ci première bi ñu njëkkee commencé rek gis nañu la bu taxoon ñu ut loolu gis nañ ko ci parce que gis nañ benn mag moo xam ne dafa jooy ba sonn ñu daw yëkkati ko taf ko suñu dënd tàppal ko laaj ko lan la mu ne heure bii daaw fii la ma Korité fekk mais fii réer laa Korité ren ma joxe samay fukki dërëm ma mën cee am ndawal boo xamante ni léegi nii balaa Korité su ma demee dinaa togg te ma bëgg la leeralal leen na nga jamono ji am na ñoo xamante ni dinañ xëy ci suba ba jant wala 1 mois duñu xam lan mooy ndawal. xëy na waaw lii nag du mënu see ñàkk parce que c'est le cœur qui parle. ñu revenir rek si yenn questions yi nga xamante ni si surtout si association bi mooy lan seen activité yéen bi ngeen commencé ak léegi seen activité yi nombre de membres yi nga xamante ni parfois yéen a ngi ko doon xëy séntu est-ce que yokku na wala yokkul. waaw yàlla mi dara tawul nag am naa yaakaar ne yokku na bu baax a baax a baax a baax parce que bi ñu 2009 taxawee rek juróom-benn fukki nit ak benn lañu te cité Promacap la yemoon mais yàlla def na aussi nit ñi dañoo bëgg ndimbal jaboot parce que xam na ne social ak développement la te jamono ji dafa naqari mais dem na ci 14 régions yëpp fi mu nekk nii ñu ngi ci plus de 70 000 femmes au niveau national et international. waaw yàlla dimbalee nañu pili laay wax parce que bari na loo xamante tey jii soo ma ko laajee mi ngi sama ordinateur dëkk ya présidente ya membre yëpp mi ngi sama biir ordinateur mais dépassé nañu loolu di dem parce que chaque jour que jëfee ci kattanu yàlla ak dooleem bu ñu demul ci 4 cellules dem nañ ci 5 cellules am na yoo xam ne mënuñu ko sax dinañ ma jéggal suñu ma gisee parce que ñu ngi may woo di ma woo du tayel bi du dara mais ñi ñuy demandé moo bari ba il faut ñu day jël te parfois di nga gis koo xam ne dafay woo pour ñu monter la cellule di nga toog presque 1 an duma la ñëw monter dama lay wax rek organiser du xam nga ni ñuy doxale nga ma la organiser en attendant nga bloqué 6 mois ma doog a ñëw da par téléphone laa lay wax ñu waxtaan gisoo ma xaw ma la ma wax la ni ngay organiser woo nga organiser wu di bloqué en attendant seen xaalis parce que dinañ ko dajale duñ xam nuñ koy def te war nañoo mën a xam bu ñu dajalee seen fukk yooyu nan lañ ko mën a def ba kenn ku ci nekk di ci jariñuwaat donc comme duma déplacé dem te ñoom dañuy yàkkamte dama naan leen bloqué leen 6 mois ma continuer montage bi après 6 mois ñooñu buñ matalee ñu woo ma bër ki dem ba Thiès moo ci mujj waa fayu bu ma demee fekk leen ñu débloqué ma wax leen nag seen xaalis nan ngeen di organiser pour ngeen mën a jàppalante seen biir commencé liggéey bi. donc comme ni ñu koy waxee rek comme yow yaay présidente mouvement Ndimbal Njaboot léegi est-ce que mën nañu revenir les tuuti si yenn points yi nga xamante ni peut-être sax mën naa ni comme quinzaine de la femme lañ nekk mu doon mois wu jigéen ñi comme ni ñu koy waxee est-ce que da ngeen prévoir ay activités yow leen waroon def malgré que gis nañ contexte Covid-19 bi nga xamante ni moo lëmbee àdduna donc est-ce que prévoir ngeen si dara. waa xam nga Ndimbal Njaboot moom souvent day def social ak chaque événement buy am social lay taxawal donc social bi ñu taxawal yàgg na depuis 2009 ba léegi ñun duñ def sax 8 mais 7 mars bi la ñuy def parce que bu ñu defee 7 mars bi anticiper ko dina tax ñeneen cellules yu libre pour defi ji seen 8 mars su ko defee ni ñu koy defee dafa facile même su fekkee ne feebar bi mi ngi fi ci kaw lan lépp dañ koy def collecte ñun la ñuy def parce que nit ñuy mbumbaay di sol seeni mbubb di feetoo ko kii ñun doxewuñu noonu parce que feetu bi ngay feetu di jënd ay mbubb di ko joxe ñuy jënd kenn ku nekk jënd temps de yére
boo dajalee xaalis boobu cellule bu nekk xaalis boobu mën na ca duggaat ni ngay ñëwee def ay événement di fecc di def noonu soo dajalee événement boobu kenn ku nekk xaalis boobu mën na duggaat ci seen biir soo gisee ñun ñu ko doon def di rassembler ñëpp parce que dañuy delloo njukkal présidente cellule yi wan leen ne sonnoon ngeen coono dëgg ngeen nekkee année bi yëpp kon bésu jigéen ñi kat dañ leen di delloowaat njukkal wan leen ne seen coono lii la ba pare nag daal di def ay collecte cellule bu nekk ca fa nga nekk dañ lay wax ne benn membre ca sa cellule exemple ñu ne Badou dafa am cellule parce que góor ñi ñu ngi ci yor ay ndimbal jaboot donc Badou am na 50 cellules 50 cellules yooyu membre bu ci nekk bu amee benn sachet omo na ko joxe keneen ki bu amee benn eau de javel na ko joxe keneen ki bu amee paquet suukar na ko joxe keneen ki loo xamante ni am na ko parce que bëgguñu tamit ñu dimbalee ba loru loolu moo tax ñu bëgg dimbale te duñ ci yëg duñ ko yëg ne dimbalee waate nañu parce que tamit nag comme li may wax souvent rek dañoo fekk ñoo xamante ne amuñu doole comme ñun ñu ànd ak ñoom pour ñu soqalante jàppante pour jóg taxaw pour am doole donc loolu soo ko bëggee nag doo imposer nit ki ne ko defal loo xam ne mënuloo ko mais bu ñu regroupé président cellule bi jël président cellule regroupé leen président cellule yooyu boole ay membres yi kenn ku nekk def dara déjà dina am saako wala ñaari saako yoo xamante ne ay bagage la bagage yi day rax dina am omo mango lépp lu jaboot di soxla ci biir këram dafay am même ay yére sax dafay am yére yu rafet te soxla nañu ko aussi donc yooyu noonu bu ñu ko dajalee Badou dajale Abdou dajale ma dajale nga dajale ñi fi toog kenn ku ne dajale ci sa cellule la mu am ñu ñëw fii ci siège bi ñëw sotti ko fi cette fois-ci ni ñu ko defee nag mooy dëkk bu nekk day daja parce que ay fédération lañu comme cellule dëkk bu nekk day am yenn saa yi 10 cellules wala 15 cellules wala 20 cellules ba 56 cellules 52 cellules comme Tivaouane comme Thiès comme feneen ak feneen dañ leen di wax ñoom nan dajale la ñu am ca fédération ba ñoom ñëpp ñu dajaloo daal di am na njiiti fédération yi ñoom ñu ñëw indi ko buñ ko ñëwee indi teg seen yëf saako bu ne nga bind ci cellule bu ko joxe ñu delluwaat ñeneen def noonu bu ñu ko defee ba mu pare nag dañuy def par ñaari dëkk ñuy gagné cette fois-ci Kër Mbay Fall moo gagné bu mbaaw bi Mbour moo gagné fédération Mbour moo gagné bu ñu dajalee yooyu ba pare après ñu séparé leen ko fexe nan la ñuy def pour ñoom ñu jot ci xam nga loolu du jar cérémonie ku ñëw rek da ngay bu njëkk ba nag dañ doon def bi feebar bi amulee président cellule fédération yépp la ñuy def tànt bu rëy ku ñëw indi ci saasi teg ku ñëw indi ci saasi teg ku ñëw indi ci saasi teg bala ñu fiy jógee ñii di emballé ñii di paqueté ber ceeb yi ber diwlin ji parce que yenn saa ay genn wàll liibaru ceeb ñëw yenn saa liibaru ceeb ñëw yenn saa kilo ceeb ñëw yooyu yëpp ñu dajale ko ci ay paan jël saako sol ko ci ñaw ko ba mu dëgër yenn saa genn wàll liibar suukar ñëw yenn saa ay omo par mbuus yoo xamante ne ay genn wàll liibar ñëw ñu dajale yooyu tamit paqueté teg ci ay saako suñu paree loolu la ñuy def ñoo xam camion la ñuy am ñoo xam ñaari camion la ñuy am luñ ci am rek ñu séddale ko nag daal di jox dëkk yi ñi nga xam ne ñoo bokk ci ndimbal jaboot ñu jariñoo waat lu mel noonu. léegi am nga boo doon lancer message ñi nga xam te ni peut-être gis ñu ngi lay dégg yàgg nañ bëgg dugg ci genre yi association yi mel nii ban message nga leen di lancer. waaw donc bu boobaa li ñu leen di wax rek mooy ñun tëjaluñ kenn suñu bunt. te nag lépp loo xamante ni jaboot soxla na ko rek ñun dañuy ànd ensemble pour def ko parce que ndimbal jaboot membres yi ñooy seen partenaire bopp bien vrai que ne am nañ partenaire bi gën a kawe ci partenaires yi souvent moom laa wax mooy rabbi samaawaati wal ard mooy partenaire ndimbal jaboot bi gën a fort ci ndimbal jaboot bari na nag ay borom volonté yoo xam ne ñu ngi ciy dugal seeni loxo mais nag li ñuy wax mooy ñun tëjaluñu kenn suñu bunt képp koo xamante ne rek bëgg na bokk ci ndimbal jaboot bu ñu contacter rek mën na ñëw bokk ci biir ndimbal jaboot yàlla mi dara teewul aussi def na que ne fu ñu mën a woo fu mu mënti doon dinañ dem fekki leen foofu laaj ñu kenn transport laaj ñu kenn dara te dañuy ànd rek liggéey te yàlla rek tax pour jàppalante. léegi mois de mars bi lañ toll nii xam naa mooy suñuy laaj yu mujj yi ban période ngeen prévoir def activité yi. waaw comme fi mu toll nii ñu ngi pare woon le 5 mars bi ba le 15 pour collecte yi loolu la ñu waxtaana suñu biir cellule bu ne day ñëw di indi cellule bu ne day ba 15 mooy dernier délai mais ak événement yi am ni ba le 20 pousse nañ ko ba le 20 ñu ñëw di indi bu ñu ñëwee indi nag le 20 incha allah le 27 ñu jéem ko séddale fexe mu dem ci kenn ku nekk ca la nga moom parce que dañ ko daan def ay le 8 wala le 7 mais période bi ak Covid beeg coono yi fi am fi ñu toll nii loolu moo tax ñu ne nañ ko pousse
ñu doxale ko noonu. voilà donc madame Diaw léegi bu ñu la doon laaj ci côté ci seen activités yi ak perspective yi nga xamante ni dëgg ma ngeen ko di ci at bii di ñëw ak ci kanam lan nga ñu ciy mën a wax. waaw dinañ la ci mën a wax lu bari parce que yàlla def na ñoo ngi créer ay emploi ñu ngi yor ci kaw booy xool benn genre usine boo xamante ni dañuy defar céréales locales di ko jaay ci suñu biir mais en même temps di fexe suñu doom yi ak produits halieutiques ak fruits et légumes fexe encadré ci suñu doom yi ñu mën a am ci lu ñu jàpp dem di jaay di verser ñu koy delloo ci seeni kilifa mais ñoom tamit ñu ciy am loo xamante ni au moins bu jàng jotee ñu am ay ouverture de nuñ koy waxee fourniture ak ubbi joxe seen inscription ak yooyu yëpp et puis ñu ngi ci tamit comme d'habitude rek fexe noo xam ne dañuy def at yu jot ñi bëgg a dem màkk te amuñu doole pour mën a dem màkk ñu mën a dem màkk yàlla dimbali nañu aussi ñu ngi góorgóorlu ba nga xamante ne ñi nga xamante ne amuñu dëkkuwaay ñuy fexe di cotiser ci suñu fukki dërëm yooyu ci kàttanu yàlla ak dooleem ñu jàppale ci ñooñu ba nga xamante ni dinañ mën a am dëkkuwaay yàlla def na aussi tamit ñu ngi fexe di xool naka la ñuy mën a def fa ñuy feebar te loolu luy continuer lay doon parce que doo xamante ni démb lañ ko defoon mu paase wala bërki dem mais lu continuer lay doon ñi mën a feebar ñu mën a faju ak yeneen yoo xamante ni mu ngi ci suñu kanam ñu dëtmal ko pour fas yéene mën a jàppalante rek ba tey parce que lépp loo xamante ni jaboot soxla na ko rek ñu ngi def ay formation yoo xamante ni jigéen ñi bu ñu paree dinañ mën a am liggéey boo xamante ni dinañ ci mën a jàpp ñu ngi ci mbay mi ñu ngi ci mbayum taabal ñu ngi ci mbayum suuf mi ñu ngi surtout mbayum suuf mi nga xamante ni moom la ñuy def nii toujours di si nekk di def ay formation mais amuñu suuf ba dañuy obligé suñu kër yi la ñuy def mbay mi di def ñu mbayu légumes ak yépp nga xam ne suñu paree nag yooyu dañ koy jël kër yi nga xam ne moom lañ formé ñu def ko ñu dajale ko jox kenn mu dem jaay ji parce que amuñu suuf. léegi bu dee fekkee seetlu nañ ni jamono ji dëkk bi tàng na est-ce que bu ñu la doon laaj benn message boo doon lancé au niveau national comme international par rapport ak li nga xam te ni mooy actualité yi am ci dëkk bi ban message ngay lancé. waaw message bi may lancé rek mooy message u jàmm muy ci ñaari camps yi ñuy wax yépp mais ci Sénégal surtout suñu doom yi damay lancé di wax njabooti Sénégal yépp yaay yépp waajur yépp nañu xëccaat seeni doom yee leen waxtaan ak ñoom dalal leen te xam ne ndaw mi ñoom ñooy mujjee réew mi ëllëg lii ñuy def ni di sonn di rey suñu bopp yow defuñu ko pour suñu bopp suñu waajur dañ ñu ko defaloon ñu fas yéene ko defal suñuy doom kon suñuy doom yi war nañu delloosiwaat seeni xel état aussi tamit delloosiwaat xelam ñun ñëpp ñu booloo liggéey xam ne ñun Sénégal ñun ñoo ko moom jéem a am compréhensif kenn ku nekk mën a xam rek nan la ñuy def pour mën a am jàmm ci Sénégal parce que Sénégal jàmm rek moo ko jig. jërëjëf ci message bi donc buñ lay laaj sa dernier mot comme waxtu bi xoj nañu ñu laaj la lan ngay tëjee avant ñu. waaw li may tëjee mooy comme ci 8 mars la ñu nekk rek di woo jigéen ñëpp di leen sant nag di leen gërëm parce que jigéeni Sénégal jigéeni àdduna bi yëpp sax ay jàmbaar lañu mais rawatina jigéeni Sénégal gi nga xamante ne fi laa dëkk parce que boo génnee fajar gi rek xam ne jigéen ñi jàmbaar lañu boo génnee ci guddi gi xam ne jigéen ñi jàmbaar lañu waaye ñu boole waat ñu nekkee jàmbaar ñu organiser waat ba bu ñu yàq parce que suñu liggéeyee rey suñu bopp sonn ñafe ba mën a soutenir suñuy famille soutenir suñuy njaboot ba pare yàqaat ka ci loo xamante ni bu ëllëgee dañuy recommencer à zéro dem di ko utiwaat bu boobaa loolu lañ liggéeyoon lépp dafay nul kon nañu góorgóorlu am nañu jom ay jàmbaar lañu noppaliku ñu guddi noppaliku ñu bëccëg ngir dimbali suñu famille dimbali suñuy borom kër mais aussi nañu organiser waat bu baax a baax ba éviter yàq bi nga xamante ni muy ci xew yi muy ci or yi muy ci yëpp lépp da ngay dem rek nga bàyyi ko fi kon nañu góorgóorlu xool naka la ñuy doxale rek ba mën a continuer xeex bi nga xamante ne moom la ñuy xeex muy lan muy xeex bu dul jeex mukk ci àdduna muy góorgóorlu jàmbaare pour mën a soutenir suñu famille mais soutenir Sénégal mais soutenir suñu borom kër yëpp loolu daal laa leen di woo te ñu booloo it te nekk benn waaw ñu booloo te nekk benn te xam ni ñun ñëpp benn lañu benn bi rek la ñëpp bëgg moom la ñuy wut ci Sénégal jërë ngeen jëf. ñaax aussi jigéen ñi nga xamante ni macha allah dañu toog te defuñu dara jamono ji dafa naqari te toog dafa xeewi te bu kenn xeeb dara benn 10 000 francs ou 5 000 francs sax boo ko yàlla barkalee nga di ci liggéey di ci yëngatu mën nga jënd omo jaayaatu mën nga jënd eau de javel jaayaatu parce que boo jëndee sa saako omo rek
7000 la mais bu fekkee saako omo bi sax dafa kii boo jëndee kilo omo rek boo ko mbuusee ay mbuus mën nga ci am dara ak say eau de javel nan jéem dara jàpp ci dara ba bu ëllëgee ñu mënal suñu bopp dara te yàlla rek tax. beneen bi aussi mooy may sant waa ndimbal jaboot di sant bureau bi nga xamante ni mooy bureau maire mais rawatina fépp foo xamante ni président cellule nekk na fa président fédération nekk fa membre nekk na fa di góor di jigéen maa ngi leen di sant parce que mënuma dara lu ma mën rek yéen rek la maa ngi leen di delloowaat lépp jigéen ñi ndimbal jaboot yi maa ngi leen di souhaiter bon 8 mars merci. Merci beaucoup amis internautes yi nga xam te ni ñu ngi ñuy suivre si sortie yi ñuy def surtout contexte bi ñu nekkee nii muy quinzaine de la femme donc tey amoon nañ mbégte dalal madame Diaw ne Ako Ndiaye fii si cité SIDAC Grand Mbao donc comme ni ñu koy defee rek gis ngeen li ñu fi wax quinzaine de la femme lañ nekk contexte bi yéeme na waaye message yi mu fi lancé am na solo donc ñu ngi leen di joxaat rendez-vous si beneen bërëb mais aussi si beneen femme leader. jigéenu Sénégal njaay yéen a ngeen gàcce nga la ma la leen di njukkale ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax di dimbali seeni askan